gagné ci sa ressource naturelle ci ñett ngay gagné bu njëkk bi mooy fexeel ba les droits parce que genre société de fait la nga fexe ba droit yi nga ëppale ci xam ngeen ñun ñaata la ñu am ci droit yi 10% lañ ci am 10% tubaab yi ñoom moom les 90% 10% la ci mag lañ ci am ñun Sénégal loolu mooy premier musiba li may wax nii buñ ko weddee rek suba dañ ñëw ñu def débat public buñ ko mus a def ñaareel bi ngay amee ci say ressources naturelles mooy li ñuy wax le partage de production mooy suñ ko génnee société bi ci liggéey dafa dépenser xaalis bu bëri loolu yoon la il faut moom mu gagné waaye suñu nee nangami mètre cube la ñu génn ci par jour wala su dee pétrole ñu ne ñaata bari la ñu génn ci jour ñu ne yow Sénégal ñaata nga ci am tubaab bi ñaata la ci am waaye boo jëlee lu mel ni pétrole bi li ñu signeel Total il faut que ñu egg 200 000 barils par jour pour que ñu am 50% su ñu nekkee 50 000 barils par jour Total mooy am 80% ñun ñu am 20% est-ce que loolu baax na loolu mooy ñaareel bi nga xam ne ñàkk nañu ñetteel bi tax ñu ñàkk mooy impôt bi nga war a fayeeku ci loolu parce que gars yi dañuy ñëw ngàcc sa alal yóbbu te duñu fay dërëm ci impôt ci réew mi ci jamono jooju borom boutique bi nekk fii ñu ñëw ne ko da ngay fay impôt la ñu tëj boutique bi moo tax mbokk yi importance élection yii li bokk na ci de su ngeen gisee Macky Sall troisième mandat am jot jaral na ko bakkanam moom xam na li mu def ci pétrole beeg gaz bi tax xam na ni bu fi jógee dinañ ko leeral ba mu set wicc te ku ci deful loolu warul woon def di nga ko wàccu di nga ko delloo Sénégal loolu tax mu ragal su ngeen gisee troisième mandat jaral ko bakkanam tubaab yi nekk ci gannaawam nga xam ne signé na leen ba pare te jàpp nañu bu Yewwi Askan Wi yegsee li ñu amoon ci avantage yëpp dañ koy renégocier te bëgguñu loolu am moo tax ñu ne Macky Sall rayal dóora tëjal ñu ngi sa gannaaw dinañ la jox li nga soxla yëpp ñun nag yoruñu armée yoruñu gendarmerie yoruñu police waaye yéen la ñu am yéen la peuple yéen la ñu am est-ce que bëgg ngeen ñu moomaat suñu réew est-ce que bëgg ngeen ñu jëlaat suñu alal gis ngeen dafa am moment yoo xam ne réew bu ci tollee da ngeen xam ni xeex rek dafa am koo xam ne réew bu fi tollee dañu waxante dëgg gis ngeen ñi toog seen salon taal seen climatiseur naan leen du leen génn du leen xeex Sénégal jàmm lañu gëm patati patata te ñoom seen cooba gi ceeba gi tooy jeunesse bi di souffrir peuple bi di souffrir réew mu fi mus a baax déggu leen révolution 1789 en France déggu leen guerre d'indépendance pour les États-Unis réew mu fi mus a baax dafa am génération ci réew mi boo xam ne dafa jël responsabilité am gis lu baax xam lu baax mu jaral ko lim ko jaral dañu ko jaral ba ñu sàgganee ba Macky Sall def li mu bëgg a def wallaahi dinañ toog fii jooy bëccëg mbir kam te duñu gis ku ñu faral suñu rangoon loolu mooy enjeu élection yi jëlee fi Macky Sall nag du 2024 rek dina jëlee fi Macky Sall tey jii la parce que su ngeen ñu joxee majorité du ma ne dinañ négocier renégocier contrat yi de teel na 2024 la waaye dinañu créer des commissions d'enquête parlementaire parce que constitution moo ko may assemblée nationale woo leen ñu ñëw uyu si woo leen ne leen ñëw leen ngeen wax ñu andi leen contrat yi andi leen li ngeen nëpp andi leen avenant yi lépp dinañ ko génne setal ko ba mu set bàyyeeguñ leen nag ndax déposé nañu ay déposé nañu ba États-Unis te plainte boobu fii ma toog di wax ak yéen le ministère de la justice des États-Unis ñu ngi koy càmbar loolu man maa leen ko wax mais bis bi ñu jëloon réew mi soxlawu ñu dem fa sori de li ma bind sama livre bi ma tuddee chronique d'une spoliation sama premier livre bi ne dañoo sàcc suñu pétrole ak suñu gaz te ba tey ji déggagu leen ko weddi bis bi ngeen joxoon majorité assemblée nationale mbir mi leer dinañ leen woo dinañ leen enquête def ko enquête publique nag télévisé ko Sénégal yëpp seetaan parce que constitution may nañu ko bu boobaa di ngeen xam ni gars yi mën a sàcc dañoo sàcc
moo tax koo ci gis mi ngi mel ni ballon football koo ci gis mi ngi mel ni ballon football kon li may wax nii dafa am solo de wallahi réew mi la ñuy waxtaanee fi mu ne nii nekkuñu ci ay affaire politique de animation bu jotee animé nañu bi ñu duggee dëkk yi ba léegi waaye lii dañuy wax loo xam ne suñuy sët ak suñuy sëtaan bu ñu bëggee ñu dund lu mel ni Qatar wala lu mel ni Dubaï wala lu mel ni Arabie Saoudite wala lu mel ni Norvège parce que réew yooyu yëpp nag dañoo am fulla. Arabie Saoudite moom moom 100% de son pétrole Qatar moom moom 100% de son gaz Sénégal moom 10% de son pétrole et de son gaz ñàkk fulla weesuwul loolu su ngeen bëggee suñuy sët yi sax sori na parce que ñi fi nekk ñëpp ay 25 ans 30 ans suñu jëlaatee suñu alal ci 10 ans ñu soppi Sénégal def ko beneen réew moo tax nañu ko jaral parce que Macky Sall caaxaanam yi mu nekkee ni jaral na ko lu bëri de ñun nag suñu sàgganee mu bañ ñu koo jaral kii la ñuy toog ku leen ne toog leen yem leen soit dafa xamul lu xew ci réew mi wala dafa jot wàllam ci mbir mi yéegul lu askan bi di dund waaye est-ce que njëg yi seer na actuellement Sénégal njëg yi seer na wala seerul jeunes yi am nañu liggéey wala amuñu liggéey nit ñaa ngi faju correctement école yi baax na te jamono jooju ñu ngi am fii alal gu dul jeex alal gi yàllaa ñu ko jox yàlla nag su la joxee su la tàccoo feccoo xamal ni doog di nga gëj a feccati mbokk yi élection la ñu jëm assemblée nationale la ñuy fal su ngeen bëggee xam luy njëriñu assemblée nationale jox leen ñu majorité di ngeen toog ba ne ndekete ñun lii la assemblée nationale di jur xam ngeen ni Barthélémy Dias mi ñàkkul fulla am na jom ci li muy def xam ngeen ni Abbas Fall am na fulla xam ngeen ni Guy Marius Sagna am na fulla am na ñoo xam ne nekk nañu député te duggaguñu assemblée nationale kon kooku soo ko dugalee assemblée soppeeku tey ñun ñooy ànd ak ñoom di liggéey ñooy liggéey ci projet de loi yi ñooy liggéey ci commission d'enquête parlementaire yi te bu ñu jotee majorité assemblée nationale Macky Sall bu soxla woon dem gannaaw kër sax dinañ ñëw laaj ba pare man maa leen ko wax ñu bëgg dugg mën laaj ba moo tax le pouvoir doit être contrôlé par le pouvoir doit être équilibré par le pouvoir boo jëlee nit ku mel ni Macky Sall jël pouvoir yëpp concentré ko ci loxoom dóore bi dina fi bëri tëje bi dina fi bëri rey bi dina fi bëri chômage dina fi bëri njëg yi dina cher dem barça dina fi bëri moo tax il faut ngeen jox ñu majorité à l'Assemblée nationale c'est important am na nag gis ngeen su ngeen bëggee loolu am fii laa koy waxee wax ko Sénégal yëpp il faut voter utile bëri nañu fii bàkku di fëgg dënn su bëggoon jot ñun ngi attaqué ñun te déggu leen ñu wax seen affaire barki démb laa leen xam nga xosi rek xosuma leen sax dama leen romb rek ñuy fëcc di yuuxu ci presse bi di saaga di xaste li ma waxoon barki démb laay waxaat nag gis nga lii xew ci pétrole bi am na koo xam ne tey mi ngi taxaw ne moom mooy le champion de la transparence moom ay loxoom dafa set te signé na ci pétrole bi loo xam ne moo ñu jural musiba bi yëpp bi muy nekk ministre de l'énergie dinaa ci dellu si waat après élection yi parce que Sénégal dafa bëri ay faux dépôts bu ñu nekkee ci biir di sàq mi doo leen dégg ñu wax bu ñu génnee ñun bi ñuy xeex fii ñoom fan la ñu nekkoon 5 dernières années yi 7 dernières années yi kan ngeen dégg ñu opposé wu fii kan ngeen dégg ñu opposé ñu jékki-jékki génn ñu ngemb leen ñu ci bëri si ñoom boog dañ leen ngemb jox leen alal ne leen fexe leen ba affaiblir opposition bi fi nekk muy intercoalition Yewwi Wallu loolu mooy dëgg su ngeen bëggee Macky Sall ñàkk assemblée benn bulletin bu ñu yéene jox opposition te sànni lu ñu ko Yewwi Askan Wi ak Wallu bulletin boobu yàqu ndax saay na loolu moom dama ciy wax dama ciy ngoy te dara mënu ma cee dindi voter utile et voter utile c'est voter Yewwi Askan Wi ak Wallu mbokki Ndar waxtaan bi mënul yàgg guddi na te ñun dañoo war a fanaani Ndakaaru wala dañoo war a xëye ji Ndakaaru ndax suba nag borom Ndakaaru moo xewle il faut Ndakaaru yëngatu bu baax moo tax il faut ñu dem
dooree mooy nuyu nag parce que dëkk boo fa duggee da ngay commencé ci buntu ba ñu ngi nuyu kilifa Guet Ndar yëpp rawatina nag imam bi imam Ousseynou Sène xam naa ni léegi sama mbokk séeréer ay imam lañu maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara bu dul woon ni mu guddi trop dinañ dem taxaw këram nuyu ko saafonteeg moom ak notable yi nekk fii yëpp ñu ngi leen di nuyu sama mbokk mbaar ma fële ndax am na mbaar Ousmane Sonko ci kanam maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara yéen ñëpp di leen gërëm ci tertu bi di leen wax nag ni fii Saint-Louis Ndar wax naa ni fii kenn gënuñu fee bokk vote bi warul nekk affaire mbokk de bi ñu génnee ci élection bi xam ngeen suñu candidat bu jàmbaare bii jàmbaar la de jàmbaar xam ngeen ni Aba jàmbaar la de ndax ñi fi fekk ñëpp ay dinosaures lañu moom muy un petit poussé waaye bi ñu génnee ci élection bi defe naa Ndar ñëpp am nañ surprise Aba rattrapé nañu élection locale bi tey moom jox nañ la ñu joxul kenn waaye dañu génn ci élection bi moom mu def 24000 voix su ma juumul ci département bi waa Benno Bokk Yaakaar def 32000 voix su ma juumul dinaa ñëw ci transfert d'électeurs yi waaye tey ñun dañoo ànd intercoalition Yewwi ak Wallu boo jëlee li Wallu amoon fii boole kook li moom mi mu amoon ak ngeen may ma remercier sama professeur suñu mag suñu xarit suñu kilifa muy Mary Teuw Niane non seulement maa ngi koy remercier waaye ñu ngi koy tàllal suñu loxo ne ko li ñuy liggéey nii xaj na ci place am a ngi ci yàgg nañu waxtaan à distance waaye dama ne woon ñun bëgguñu koo gêner parce que fi léegi mi ngi ak ñoom ñun suñu principe dafa am nu mu demee mooy lu ànd ak ñële rek ñun dañ koy sori waaye nag xeex bi ñuy xeex ñëpp xaj nañ ci comme jël na responsabilité am ñëw jàppale rakkam ñëw jàppale Aba Mbaye jàppale Yewwi ñu ngi ko ciy gërëm ndax li mu amoon moom muy 10 000 voix boo ko booleeg li Wallu amoon ak yi ñu amoon raw nañu Benno Bokk Yaakaar de presque 10 000 voix encore kon man li ma gëm ñun rek diggante boobu ak léegi li fi Aba liggéey li fi Yewwi Askan Wi liggéey loolu rek waroon nañu may ñu am majorité fii mbokki Ndar di ma leen di ñaan il y a un vent du changement qui souffle sur le Sénégal et ce vent de changement là gannaaw yàlla amul lu ko mën a arrêté Macky Sall tuuti na ci trop pour arrêter vent du changement boobu nag élection locale yi dafa am ñu ànd ak vent boobu Ndakaaru ci la bokk Géejawaay ci la bokk Kër Massar ci la bokk Rufisque ci la bokk Thiès ci la bokk Kaolack ci la bokk Mbacké ci la bokk Ziguinchor ci la bokk Bignona ci la bokk Oussouye ci la bokk ak feneen ak feneen kon nag fi ñu toll nii yéen nag samay nijaay waa Ndar da ngeen war a def remontada parce que xam naa ni waa Ndar ay gor lañ Ndar du moroomu gaay de Ndar moo fi njëkk a produire ay intellectuel Ndar moo fi njëkk a produire ay muqaddam Ndar moo fi am école coranique daara yu gën a mag ci Sénégal ku fi jàng ba màcc jaar nga Ndar kon Ndar dignité lañ leen xamee diine lañ leen xamee jom lañ leen xamee fulla lañ leen xamee Ndar warul nangu nekk otage d'une famille ou d'une dynastie Ndar war koo nangu jàpp ni rek famille la Ndar lañu dëkk saa su élection jotee ñu débarqué fii ak ay milliards yoo xam ne xam ngeen fu mu jógee ndax démb ak barke di mi am ñu woon dërëm démb ak barke dem mënu yoon jënd suufu Ndar mënu yoon jënd këru Ndar yi tey ñu yor ay milliards ñëw di essayer jënd waa Ndar ma ne bu ñu àndee xaalis bi jël leen de buñ ko àndee jël leen waaye bu élection jotee bu ngeen duggee xam ngeen bu ngeen di voter jël leen bulletin bi bu weex tal bi moom rek moo amul photo yeneen yëpp am na photo dugal ko ci urne bi daal di voter seen doom Aba Mbaye bu ngeen ko defee yéen a ngi ci dans le vent du changement et ce vent du changement là doit être national ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum.